êtes témoin d'un événement où vous avez des informations d'intérêt national, vous pouvez filmer et envoyer par email à infosunugal@gmail.com ou contacter le 78 140 56 56 disponible sur WhatsApp. moo xam da nga fekkee xew-xew moo xam da nga am information boo xam ne da nga bëgg ñëpp jot ci ni ngay def yomb na yónnee ñu ko suñu adresse mail bii di infosunugal@gmail.com wala nga woo ñu su numéro 78 140 56 56 mbaa nga yónnee ñu ko WhatsApp ci boobilee numéro boo ko defee àddina bi yëpp dinañ ci jot Sunugal 24 yéen nañ fi nekkal. xam na ne yàlla daa bind te yemalewul am na ñu matal am ñu matlewul waaye ba mottali amee ba léegi kenn sonnatul buur kattan di produit 100% naturel sans effet secondaire ñu defare ko li nga xamante ni moo di petit cola bisaab ak jinjeer ñoo ngi jàppale leen ci seen wàllu kattan ak seen wàllu wërgu-yaram bu nekk jar na fi nguur ak keng ba ci kikirikiij waaye bii mooy seen buur di buur kattan ballonnement moo ci mën constipation faiblesse sexuelle diabète sinusite éjaculation précoce di joxe appétit sexuel teg ci itam day raxas sa biir ba mu set wecc wooteel gaaw ci 77 413 59 24 77 413 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax. chers internautes de Sunugal 24 ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di am kontaan comme ni ñu ko defee tous les jours di teew fii di faram-fàccee di waxtaanee lépp loo xam ne si ni actualité na rawatina les faits divers Moustapha Mbaye laa ci àndal maa ngi lay nuyu bu baax Moustapha di la bàyyi nga daal di nuyoo ak mbokki internet yi. maa ngi lay fay Cheikh Mahfous di nuyu képp koo xamante ni di nga faral di ànd ak ñun si sunu jotaay ji ñuy amal tuddee ko le point de la rédaction. acca mi ngi noonu tey nag ñu am ñaari ponk yoo xam ne si nii tey jukki nañ ko fas yéene ci waxtaan benn bi ñaanal ki nga xamante ni moom mooy Alioune Sall fële ci génn bi nga xam ne si def na ko fële ci Géejawaay ci ab école boo xam ne si nii dañ ko doon tuddee ki nga xamante ni moom mooy Serigne Bassirou Bara moom nag mu yëkkati fa ay kàddu di sàkku ci ki nga xamante ni moom mooy Serigne Aziz Bara Mbacké ngir mu daal di leen di ñaanal ki nga xamante ni moom moo di Macky Sall mu am 3e mandat donc nag waxam jooju ñu bëri interprété ko ci lu wute donc nag jur na coow lu bëri ba tax na tey ji ñu fas yéene ci waxtaan ba xam ci waxam jooju fan la ko jëlee ak fan la jëm ginnaaw bi nga xamante ni tey presse bi xëy nañ ci Moustapha mi ngi noonu mais nag ki nga xamante ni moom mooy Serigne Bassirou Bara moom ñaanam googu nga xamante ni sàkku na ko ci moom daanaka joxu ko as solo ndax waxu ca yeeyu ca yàbbi ca donc Moustapha mu mel ne que ni loolu mbir la ndax 3e mandat moom dañ koy bañ ci mim réew donc Aliou Sall di rakku ci président de la république moom muy sàkku ñaan ngir ki nga xamante ni moom moo di président de la république Macky Sall am 3e mandat di ko sàkku nag ci ki nga xamante ni moom mooy Serigne Bassirou Bara mu wax ko yëkkati yooyu kàddu ci benn école bu ñu doon inauguré benn lycée tudde ko ki nga xamante ni moom tudd naa ko léegi muy Serigne Bassirou Bara noo jàngate yoo xam jooju. waaw xam nga dafa am loo xamante ne dañ naan parfois lapsus la am ñooy lapsus révélateur la parce que lapsus boo xamante ne dafa génnee loo xamante ne yàgg nga koo denc sa bopp mu refoulé ko génne ko ci beneen kàddu boo waxee maanaam loo xam ne bëggoon nga ko wax mais mënoo ko wax wala bëgg nga koo wax mais sañoo koo wax mais nga dem ba nga xamante ne wax jooju ni nga ko dencee woon mu dem ba indi ay bouillonnement ci biir boobu bi rëcc génn waaw loolu la ñuy wax loo xam ne da nga koo wax par mégarde wala par inadvertance maanaam du loolu nga jublu woon ci wax ji mais bu amee rek dañuy jàpp ne loo xam ne la woon déjà mi ngi sa bopp parce que bu fa nekk loon du génn donc loolu moom d'accord nañ ci parce que pour la petite histoire am na benn professeur bu ko doon expliqué benn waa joo xam dañ ko doon encadré di ko coacher ci lu bëri pour mu mën a wax public mu dem ba toog ëllëg kon mu wax ne je déclare la séance ouverte mu ne je déclare la séance levée maanaam tëj na séance bi nga gis parce que kooku boppam ci biir boppam dafa jàppoon ne dafa tëju woon ba bëggatul sax toog yeggali séance bi donc mii mbir moo xamante ne parfois bu amee rek dañuy jàpp ne loo xam ne mi ngi woon ci biir boppam la ndax kan moo ko wax ak fu mu ko waxee ki ko wax ñëpp xam nañ ne frère président Macky Sall la donc bu ko waxee day yëkkatiwaat débat bi nga xam ne mooy débat 3e mandat parce que bu yàggul dara ay miiru ñi waxoon na ko fi ne 3e mandat président Macky Sall mën na koo def ba ku nekk génnaa def ay sorte lu mel nii rek dañuy may bu ñu demee quelques mois après mu am keneen ko defaat sorti pour yëkkatiwaat débat pour wan nañ ni débat bi waroo leen ko enterrer donte ñoom ñoo toog fii ne débat bi waruñu cee waxati parce que loo xamante ne jotagul actuellement dañoo nekk ci ay priorité Sénégal waruñu ci wax mais da ngay gis ne chaque fois rek ñoom seen biir ñoom ñooy posé waat débat bi même bu ci opposition waxul ñoom ñoo ciy wax donc mel ni kon mbir la boo xamante ne ñoom ñi ngi ciy wax xam nañ ne ñi ci wax te ñi ci wax tamit duñ n'importe qui ay voix autorisées ñoo ci wax ci lu mujj bi nii mu doon loo xam ne ñu jara bàyyi xel la parce que 3e mandat bi muy junñi di ko wax dañ naan ne naar bu ndaw lu wax la ci berkele ba la ko déggee donc effectivement bu waxee loolu est-ce que dañ koy yebal mu wax
lan moo waral mu wax ko certainement bu ñu avancé tuuti dinañ ci xam dara. Mais en tout cas li ci mënti am daal wax nga ko léegi ay meeru ñi ngi yooyoon na ci yàbb yi fan yi léegi ñu génn bi yoon Aliou Sall est-ce que jàpp ni ki nga xamante ni moom mooy Macky Sall dafay yebal léeg-léeg gars yi pour ñu sonde xool bu baax a baax tey troisième mandat débat boobu tey lan la mën a indi ci askan bi. mais lu nekk mën naa am ci biir lu nekk gis nga politique mooy mbir moo xamante ne comme niñ koy faral di waxee rek jeu la te boo nee jeu da nga wax stratégie wax ay plan yooyu teg wax ay astuces yoo xam ne da nga koy utiliser pour atteindre sa objectif. comme dañoo nekk ci jeu moom ay stratégie am ay plan yooyu teg doo exclure dara mën na doon koo xam ne dañ ko yebal mën na doon koo xam ne tamit moom dafa yaakaar ne président magam di président de la République war na mën a am troisième mandat parce que ñëpp xam nañ ne ñu bëri tey ji buy jël exemple li ñu wax Macky Sall bis bu wàccee Aliou Sall dina am problème Macky Sall bis bu wàccee Mansour Faye dina am problème donc dañuy doon ñoo personne nit ñoo xam ne dañ leen ciblé dañ leen teg bët ni ñu koy waxee mii moom di Mansour Faye parce que comme ni Abdoulaye Wade ni ñu tege woon bët Karim Wade fi ñu toll moom foofu la toll ba Karim Wade tey ji bi Abdoulaye Wade wàccee ñëpp dañoo jàpp ne Karim Wade dañ ko war a tëj pression boobu mën nañ bokk sax li tax moo dekkil CREI yi ba Macky Sall daal di tëj Karim Wade parce que jàpp na ne bu ko tëjul ñu foog ne dafa nekk di baale wala def naka sudul noonu moo waral mu ko tëj ko tey ji Aliou Sall il risque de subir ce même sort tey ji fi magam ji jógee bu moytul dina dund loolu nag moo waral dafay doon ñoo xamante ne te du moom dong bëri na ñeneen ñu nekk ci nguur gi ñoo xamante ne troisième mandat lu tax fu ñu toll di fi tasu pour nit ñi def troisième mandat pour lan parce que pour seen intérêt personnel la parce qu'ils se sentent menacés parce qu'ils se sentent vraiment abandonnés bu bis bu fii président Macky Sall la jógee ils se sentiront abandonnés bis bu Macky Sall la jógee donc mi mbir moo xamante ne ñoom loolu gis-gis boobu la ñu am moo tax day doon benn gis-gis bu égoïste parce que da ngay jéggi constitution da ngay jéggi moral da ngay jéggi askan wi looy gis yow sa bopp ngay gis sa mag wala sa xarit wala sa goro parce que dafay war a toogaat pour su fi toogee protéger ma pour su fi toogee gën maa aar ma gën a mën a nekk sama naataandaal wax di gundaanaat fu ma toll ñeneen ñi sama yoon nekku si constitution boo waxee ñu ne constitution ay nit rek ko bind du Coran du Bible mi ngi noonu mais dafa am loo xam ne si ni lu am solo la Moustapha pour ñu rappeler ko muy ñi nga xamante ni jotoon nañu wax ci troisième mandat bi te bokkoon ci Macky Sall ñu wax ne Macky Sall mënul def troisième mandat ñu bëri yat bi da leen a dal maanaam ku ci mel ne ki nga xamante ni moom moo di Moustapha Diakhaté mën nañ ko lim yaakaar naa ne moom bu mu ci waxee rek daanaka ci la ko yat bi dal mais dañu gis ci ñoo xam ne si nii tamit ci biir la ñu nekk mais suñu waxee ne troisième mandat Macky Sall mën na ko am dara du leen ci fekk ku ci mel ne Aymérou Gningue wala li nga xam si ni xew na démb ci Aliou Sall mi ñaanlu ngir ki nga xamante ni moom di président Macky Sall di magam am lii di troisième mandat. waaw mais liste bu gudd la sax parce que Sori Kaba mi ngi ci biir maître Moussa Diop yàggul dara mi ñoo xamante ne bu ñu tuddee mbirum troisième mandat rek après da ngay gis ne jaas yi daal dal seen bopp ñu daal leen génnee bu fekkente ne keneen la koo xamante ne dafa taxaw di kañ ne président de la République war na mën a am troisième mandat kenn du ko def dara mii loo xamante ne ay fee la yu ñëpp di teg seen bët di ko gis ñi di ko commenté tamit am yaakaar ne parce que moom bi ñu ko laajoon 31 décembre lu wax dama je ne dirais ni oui ni non loolu la tontoon Babacar Fall parce que mu jàpp ne bu nee waaw ñi nga xamante ne dañoo ànd ak moom yenn ñi dinañ commencé leen préparer seen candidat dootuñu liggéeyati bu nee déet ñeneen ñi nga xamante ne tamit dañoo nekkoon ànd ak mu di liggéey dañu am beneen comportement donc ak lépp lu ci mënta am rek mu jàpp ne su waxee dina doon loo xamante dina am ay réponse politique mais dama yaakaar ne fi ñu toll nii tey jii dañu war a dépasser ay calcul ak ay considération politique affaire constitution la ak réew gis nga tey jii boo demee dëkk bi ni Niger Issoufou moom dafa taxaw carrément mu ne 2021 du ma présenté wu ay ndaw di manifesté wu di ñaxtu wàcc si réew ñu jàpp leen ràpp tëj ne dañoo bëgg yow nga présenté waat pour vous dire que parfois dafa mel ni ñun suñu malheur ñun ñoo koy créé ñun suñu bopp président bu taxaw ne am naa ñaari mandat du ma def troisième mandat wax ko ñëpp tàccu Afrique ñëpp d'accord ci kontaan mu am ñu wàcc di manifester non président dañoo bëgg nga dem foofu pour dire tamit comme xam nga moom tey ji waxtaan rek loolu utilisé woon comme astuce bi John Coulibaly génnee àddina moom mu ne dafay dem parce que dafay pour continuité affaire bi parce que période boobu élection yi jege na ak yëpp wut ay taf yi ngëlam fexe ba dem élection yi daal di koy gagné tey ji kooku bu fekkonte ne tey ji démocrate la bu fekkonte ne gëm-gëm bi ñuy woote bu fekkonte ne gëm na république bi mu nekk tey ji du dem di bokk ci élection yooyu noonu parce que xam na ne waru cee mën a bokk c'est pour vous dire que rek à chaque fois ñun dinañ jëmut ay poroxndool yoo xam ne dañ fay jaar pour mën a am seen troisième mandat mais fii ci Sénégal problème bi dañ ko war a régler yaakaaroon nañ ni problème bi dootul posé wu ak président Macky Sall parce que Abdoulaye Wade gis nañ li mu coûté Sénégal une dizaine de morts am nañ ko fi ñenn ñàkk seen bakkan coow li bëri ci dëkk bi mu am ci wax yu bëri manifestation du jeex fu ñu toll di manifester tey jii ñu dem ba constitution bi ñëw ne
candidat mandat présidentiel 2 mandats de 5 ans la nul ne peut faire plus de 2 mandats successifs article 27 bi mu wax loolu donc kooku wax loolu kay tey jii ñi indi ay disposition transitoire rek ñu nekk ñu koy jéem a dugal ak doonoo leerul fii ba mandat bi 5 ans la wax te bi 7 ans la commencé wax yëpp ay waxu tappale la juriste yi ñu ngi siy prononcé suffisamment te ku ci wax da ngay xam ne kii li mu wax mooy li tegu gisaguma fi kenn koo xam ne dafa taxaw di jéem a daganal 3e mandat parce que yaakaar naa ne xel mënu koo nangu. en tout cas nekk na mbir moo xam ne si nii Moustapha xam naa ni ci fan yi di ñëw dinañ ci indi ay leeral wala moom si boppam ki nga xamante ni moom mooy Aliou Sall dina ci indi ay leeral boo xam wax jooju mu wax fan la ko jëmee ñu daal di dugg ci beneen ponk bi nga xam ne si nii tey jii jëloon nañ ko ngir waxtaane ci tamit muy Macky Sall mi nga xam ne si jël na ay lu toll ci fanweer ci ay nit ci ay ñooñam ñu bokk ci APR ngir ñu mën ko di défendre ci débat politique yi wala ñiy jaay ay réalisation mooy yi nga xamante ni jot na ko fi def donc nag bokk na ci ñoo xam ne ay ministre la ñu toll ci juróom-ñaar ak ñetti député ñeneen ñi nga xamante ni ñoom ñoo ci topp ay DG lañ maanaam mooy ay directeurs généraux donc ñooñu la ñu jël ngir ñu mën di taxawal Macky Sall ci yenn plateau yi di débattre di wax waxu politique waaye tamit di jaay réalisation yi nga xam ne si nii daal dina koy def Birame Faye moom la ñu jox mu nekk coordinateur boobu la plateforme alors yow nag nga gisee doxalinu Macky Sall est-ce que yàqu koo def. waaw xam nga ñoom souvent dañoo yàgg jàpp ne seen communication mooy seen talon d'Achille mooy mbir moo xamante ne seen lépp daanaka fa lay sooxee mais ñu fàttali rek ne communication li ñu leen njëkk a wax mooy d'abord da nga am produit bu baax boo bëggee am communication bu baax. mën nga am produit bu bon def su boobaa propagande ngay def wala leneen ngay def loo xamante ne da ngay jéem a jaay produit mais communication bu baax moom boo ko bëggee am d'abord da ngay njëkk liggéey produit bi nga bëgg defar communiquer bu dee produit politique nga jéem a xool naka ngay liggéey produit bi mu nekk en phase ak li nga ko bëgg a jaayee ak ñi nga xam ne ñoom nga koy jaay mu neex a jaay ak ñi nga ko bëgg a jaay nga xam lan ndax li ngay jaay soxla nañ ko parce que bu fekkee ne dañ comme niñ koy waxee boo bëggee jaay mbir mu jar na nga fexe ba li ngay jaay doon loo xam ne nit ñi bëgg nañ ko waaye mu doon lu accessible tamit boo njëg bi boo ko yombalee mu doon jaay nit ñi bëgg nañ ko jaay bi dina yomb mais su fekkente ne yow da ngay def loo xam ne nit ñi dañuy bëgg xool gauche nga xool droite nit ñi wax lii lañ soxla nga def lële wëlbatiku naan communiqué wala ne da ngay nax sa bopp boo woowoon kii dàq communiqué ci àddina bi sax bu ñëwee doo ci génn pour man li jiitu li muy njëkk a def mooy moom d'abord sa communication moom d'abord président Macky Sall d'abord mais dafa def ci yéex parce que mi ngi ci deuxième mandat donc premier mandat ba daanaka problème boobu la am ba deuxième mandat entamé nañ ko yàgg na ñiy wax waxi communication ko défendre seen ay li nga xamante moom mooy ay réalisation mais yéex na ci évidemment parce que bu fekkente ne yow mais mieux vaut tard que jamais xam nga fii Sénégal dañu am benn problème parfois souvent dañuy fàtte communicants yi ñu am dañ leen di abandonner pourquoi dañ leen di fàtte dañ leen di abandonner dañuy yaakaar ne le bon journaliste fera un bon communicant alors que tel n'est pas le cas am na ñoo xam ne ay spécialistes en communication lañ communication la ñu jàng communication institutionnelle jàng communication politique gestuelle ak lépp stratégie de communication de crise dañoo naan communication toog ñooñu jamais nga gis leen pratiquement ci entourage président de la République wala ñi nga xam ne ay kilifa lañ doo leen fa gis kan ngay gis journaliste bi nga xam ne dafa yoroon plumam di saaga journaliste bi nga xam ne moo dang làmmiñ journaliste bi nga xam ne xuloo rek lay def kooku la ñuy woo tekk ci wetam ne que day ma conseil en communication kooku lu mu lay conseil saaga xuloo rek la lay conseil mais du la conseil stratégie ak boo demee fu mel ni ay France dafa am ay agence bu ñuy wax Avas ñoom tey jii boo defee yenn njombay wala nga nekk si neen yenn jafe-jafe yi yenn situation yi da ngay dem nga gis leen nga fay sa xaalis ñoom ñu jël la léegi ñun bu ñu lay encadré dañ la wax yenn stratégie ngay teg pour génn si tey jii boo ñenn ñi nga xamante ne dañu am yenn problème genre groupe Bolloré bi ñu fi amee yenn problème yi ñoom la dañoo dem gis ci agence boobu ñu dimbali leen si am na si benn joueur de tennis boo xamante ne bi ñu ko fi accusé ne dafa dopee woon ñoom la dem gis ñu génnee ko si donc chaque fois da ngay gis dañuy am ay pexe yoo xam ne dinañ ko teg pour génneel si communication de crise élaborer les stratégies de communication fii Sénégal am nañ fi ay communicants mais duñ leen jox seen cër na la ñuy def dañuy dem seeti ji koo xamante ne amaana sax du journaliste parce que 11 yooyu noonu nga gis 30 yooyu nga gis ce qui est sûr et certain mooy boo moytu 20 yi kenn mosu see def communication wala xamuñu communication lan la da ngay jàpp ne booy la boo xamante ne mën naa wax français booy la boo xam ne mën naa wax français koo xamante ne bu waxee nit ñi dégg ko nga ne ko demal nga communiquer mu ordre noonu parce que lépp communication la même l'improvisation dañ koy préparer loolu lépp dañ la koy jàngal ci école yi nga xam ko mën a communiquer nit ñi dégg ko mais su fekkente ne nag yow da nga yaakaar ne militant la mën na wax pànk na loolu mooy waral parfois ñi def yenn écart ci biir waxam bëri na rek mën na wax rek nga jël ko naka yii booy bi il est pertinent mais parfois day am problème yoo xamante ne le vrai communicant moo koy xam mooy mën a def yenn débat yi moo la si mën a génne moo leen mën a stratégie parce que parfois ñoom dañuy pêcher ci riposte yi parce que parfois dañuy pêcher ci attaques yi te yëpp dañ koy jàng ci communication bu benn attaque amee ñetti posture nga am soit da ngay tontu
nga bañ a tontu. soit nga tontu. wala nga bañ a tontu ak. kan mooy tontu. kan mooy tontu kan moo ko war a tontu ak kan moo wax kan moo ko war a tontu. kan mooy yëpp c'est important fan nga koy tontoo. soit communiqué ngay def. wala da ngay def conférence de presse. yëpp ay choix la yoo xam ne malheureusement duñ def loolu da ngay seet moo gën a jàppandi rek. nga ñëw def ko te je pense bien que loolu war nañ ko mën a xoolaat bu baax a baax ci nit ñi nga xam ne ñoo war a communiquer. naka la ñuy communiquer fan la ñuy communiquer. 7 ministres la jël le tànn ak 3 députés ak 10 directeurs généraux pour ci ñooñu nga xam ne si ni 30 yi ma lim léegi ñoo xam ne si ni tey mën nañ ko toogal ci plateau yi wala mën nañ ko nekkal fenn yi di ko génneel ay réalisation est-ce que jàpp nga ni ñooñu tey war nañu mën def liggéey boobu ay député ak ay ministres. bon gisuma kii bi pour. ba léegi génnagul politique. ba léegi génnagul ci cadre bi ñu doon wax. bon gisuma seen profil yi carrément pour xam ko bu baax mais da ngay xool président Macky Sall bi mu fi ñëwee ba tey ñan ñoo yor ay cadre communication gouvernement defoon na ko fi Ndeye Tické Diop. bi paa mu def ko Omar Gueye ñëpp gis nañ sortie bi passé ni mu ko defee. problème parce que gars yi c'est pas un grand communicant. xam nañ ne c'est pas un communicant. même communiqué bi sax gars yi génne dese nañ ci ay fautes. xam nga waaw yaa ngi gis yooyu. xam nga parfois le bon technocrate mën na bañ a nekk un bon communicant. n'est pas communicant kii fa yow mën nga doon koo xamante ne da nga doon liggéeykat mais da ngay doo def bruit doo wax. nga gis koo xamante ne liggéeyam sax yàlla xam na ne na la ko ëmb. du liggéey mais wàllum xeram moo ñaw jëm ci wàllum communication boo ko tegee si plateau mu daaneel ñëpp bu la defalee discours nga daaneel ñëpp bu la modéré sa panel wala ci neneen mu daaneel ñëpp. ñooñu dafa doon ñoo xamante ne parfois dañ koy jàng ñenn yi dañuy am don mu am ci loo xamante ne seen expérience ak seen pratique ak seen vécu moo leen ko may. mais ñooñu tey ji boo leen déceler dinañ am ci parti mais du bëri doo ñenn ñi mais nga wut ñeneen ñoo xam ne da ngay booleeg ñoom ak ñooñu nga xam ne dañ leen tànn nii. ñuy bénéficier wu ay séminaire ay formation yoo xam ne dañ leen ciy tàggat. parce que am na yoo xam ne dañ la koy tàggatee pour nga mën a xam naka ngay réagir parce que fii yu bëri dañ koy néewal doole te ndax est-ce que xam nga ne tey jii am na yenn parti yoo xamante ne fi ñu toll nii xamuñu sax boo demee plateau naka nga war a waxee xamuñu sax naka nga war a tenir boo toogee ci biir plateau yi def débat xamuñu sax naka ngay tontoo xamuñu yan mooy attaques yi nga xamante ne naka ndax de provocation inutile la yu bëri yoo xamante ne boo suivre yenn saa débat yi da ngay xam ne ñii béabaa yi communication xamuñu ko donc bëri na ñoo xamante ne tey jii pour man war nañu delluwaat école jànge ji balaa ñoo dem di porter ji communication benn instance wala benn groupe wala lu mu ci mënti doon parce que di porter communication tey sa bopp tu n'es pas un communicant problème dafay am te gis nañ ko ci gouvernement bu mu ñëwee ba léegi même Seydou Gueye nga fiy gis koo xamante ne mën nañ jàpp ne moom liggéey bi mi ngi koy def nga sentir ne kii am na ci loo xamante ne même bu dee am ay faay du doon nam ca waree mais ñeneen ñu si bëri ñu ngi ko fi dox yum dégg nañ ko fi dénk nañ ko fi Ndeye Tické dégg nañ ko fi Omar Gueye bëri na fi ñoo xamante ne bi ñu leen ko fi dénk après da ngay xam ne ñii dañoo am ay wàllu yu des yu bëri ci mbirum communication des na bu baax a baax wàllum internet tamit lii di APR wala ñi nga xam ne si ñoo nekk si nguur gi nekk nañ ci gannaaw par rapport ak suñ ko mën a tëkkale ak waa Pastef ñoom toujours ñi ngi ci internet bi ñi ngi ci réseaux sociaux yi te dañu nekk ci jamono boobu mais ñoom dafa mel ni dañu des ginnaaw ci wàllu boobu. waaw xam nga pour man dafa am lu ñu réeree mbir xam nga jamono juñ toll nii dañ ne pour nga manipuler dafa bokk ci yoon yu gën a gaaw pour nga manipuler opinion mu jaar ci internet xam nga ñëpp amuñu internet parce que Sénégal bu fekkee dëkk la boo xamante ne pratiquement plus de 50% yi daanaka jànguñu wala seen niveau bi yeggul fenn fi tey jii ñëpp amuñu internet mais am na ñoo xam ne léegi am nañ ay téléphone wala ay kii yoo xamante ne même bu ñu amul internet bu doy nit ki bi amee internet bu waxee ñu dégg mu nettali leen dañ koy gëm parce que tey jii man am na yu may gis ñu manipuler ko ci internet bi du ma xam ndax photo bi dañ koo manipuler wala dañ koo def nii wala kii moo wax lii wala kële moo wax la donc bëri na yoo xamante ne yow mën nga ko jël manipuler si keneen koo xamante ne feneen la nekk parce que amul chance am outil bi nga am wala amul chance yegg fi nga yegg ci niveau d'information loolu moo waral retard boobu ñu si nekk nag parfois souvent dañuy payer les pots cassés parce que toujours da ngay gis ay parti yu mel ni Pastef ak parti yi ñeneen ay activistes yi ni ñu occuper réseaux sociaux yi bëri na ay rencontre bëri na ay ndaje am yoo xam ne yëpp si réseaux sociaux lañ koy nasee donc bu fekkente yow da nga nekk parti au pouvoir ba pare wàllum digital nga des si ginnaaw ça veut dire que tu n'as rien compris ci communication actuellement parce que actuellement mënu wax communication te mënu wax digital lépp léegi digital la lépp ci internet bi la nekk lépp ci toile bi la nekk toile boobu nag boo fa nekkee nekk en retard da ngay am problème pour dabu yenn yi parce que bëri na yoo xam ne dafa war a nekk benn tremplin si ngay dal dem ci jóge ci monde virtuel dem ci monde réel bi parce que fa ngay toggee réunion yi fa ngay toggee yenn sorties yu bëri fa nga koy waajalee donc yooyu bu fekkente ne ñoom dañ see des ginnaaw dafay firndee rek ne encore une fois dese nañ ñu bëree lu ñu war a jàng surtout ci wàllum communication. En tout cas am na solo bu baax a baax jàngat boobu nga xamante ni def nga ko mais li ñu ci loon ci waxtu daanaka jeex na jaw faram mi ngi may def si dama lay bàyyi nga daal di tëj.
waa maa ngi tëjee foofu rek di gërëm képp koo xam ne encore une fois da ngay faral di ànd ak ñun. di ñu suivre tey ñu àndoon ci ak Diaw Fara ak sunu xarit sunu oustaz. Mansour Dramé borom oustaz bu mag bi borom xutba yi. waaw ñu koy jaajëfal bu baax a baax ci teewaay bi di jaajëfal tamit ñi ñuy teewlu. acca mi ngi noonu loolu leen indiloon na mbokki internet yi nga xamante ni yéen a safoo di ñu seetaan tous les jours fii ci Sunugal 24 comme ni ko Moustapha waxee rek jaajëfal naa la yow tamit bu baax a baax Dramé maa ngi koy jaajëfal moom tamit ci seetaan bi ak réalisation bi comme ni nga ko waxee léegi Diaw Fara moom moo nekkoon ci li nga xamante ni moom moo di technique bi di leen jaajëfal yéen ñi nekk ci biir réew mi ak bitim réew di ñu topp tous les jours di leen jox dig daje suba incha allah beneen plateau ak yeneen actualité. Vous êtes témoin d'un événement où vous avez des informations d'intérêt national, vous pouvez filmer et envoyer par email à infosunugal@gmail.com ou contacter le 78 140 56 56 disponible sur WhatsApp. moo xam da nga fekkee xew-xew moo xam da nga am information boo xam ne da nga bëgg ñëpp jot ci ni ngay def yomb na yónnee ñu ko suñu adresse mail bii di infosunugal@gmail.com wala nga wooñu su numéro 78 140 56 56 mbaa nga yónnee ñu ko WhatsApp ci boobilee numéro boo ko defee àddina bi yëpp dinañ ci jot Sunugal 24 yéen nañ fi nekkal.